asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi seen émission mbeex mi ak Dior gi ak la télévision RTS 1 ñu ngi dellu siwaat ci hippodrome Ndiaw Macodou Diop ci Thiès bi ñu fi ñëwee nag tey war fi dawal 5 catégories yoo nga xam ni vraiment course bu neex lay doon daal ñu gis itam ni son excellence le président de la république Macky Sall électrifié na àll bépp léegi nag li ma ko doon waxee toujours rek li des rek mooy hippodrome national pour les courses hippiques pour la satisfaction de tous les turfistes monsieur le président loo mas a yëg ci réew mi ni xelu sénégalais yi soxla na ko sotti na kon hippodrome national ñu ngi la koy diis ak sa gouvernement mel ni nag départ bi baax na Moubarak génn na waaye Arafat ñëw na Arafat ñëw na génn na Arafat ñëw na génn na doomu soleil de minuit la maam Cheikh Arafat Moubarak. waaw Père Matar Arafat moo génn ci kanam doomu soleil de minuit la deuxième position ki fa nekk mooy Moubarak tonton Bassirou ñëw na en troisième position Arafat génn na Arafat génn na ñu ngi noonu tollu virage u Alpha Ndiaye wi war a wut si 200 mètres bi Arafat moo génn Arafat moo génn Jibi Ndiaye moo ko moom. soleil de minuit mooy baayam deuxième position ki nga xamante ni moo fa nekk mooy Moubarak Père Matar. ba tey Arafat moo génn Arafat moo génn Jibi Ndiaye moo ko moom suivi de Moubarak et de tonton Bassirou Arafat oh beneen jockey daanu na kon ñaari jockey daanu nañu ñal bantum junior jockey bi daanu na Arafat Moubarak tonton Bassirou Arafat Moubarak tonton Bassirou tonton Bassirou deuxième position troisième position Moubarak Arafat li mu joxe bari na Arafat li mu joxe bari na soleil de minuit mooy baayam ki nga xam ne mooy tonton Bassirou doomu parati la parati Macfi Dubai Destination Sitting the Gold Arafat ba tey moo génn maam Cheikh. waaw Père Matar ñi ngi noonu tollu tuwaa gi Arafat génn na deuxième position ki nga xamante ne moo fa nekk mooy ki nga xamante ni mooy tonton Bassirou. Arafat ñëw na distance la raw waaye nag yàgg na leen man nii la ko doon defee kooku nag félicité Sidi Ndaw félicité Jibi Ndiaye premier Arafat bu Jibi Ndiaye premier Arafat deuxième Moubarak troisième mooy tonton Bassirou bu Mamadou Diané Diop quatrième mooy Dikel bi cinquième numéro 10 Mbay Babacar loolu mooy li nga xam ni noonu la poulain 2 ans yi dawe Jibi Ndiaye Arafat sa loxo la juddoo nga di ko dawal mu defati lii mu defati te ba course ubbee ba tey lii la nekke loo sentir foofu. coow li dasee bari woon soo gisee ma joxe ko pare topp si man xeexkat laa day am ñu la jege sax di def ay affaire sew course moo doy waar ma daar yaa ngi koy wax parce que maa ko teglu ndey ji dañ doon wax moom mu ko maa moom ndey ji teglu ko jut ko soleil tàggat ko dawal ko ba mu mën a daw jox ko sama rek El Hadj Ndiaye maa ngi moom waxaale wuñu sax mu ñëw na ma ne ko jëlal parce que mën a daw la parce que ba tey sama alal da siy dem parce que vitamine yi mu jël yëpp maa ko jënd parce que man damaa ñeme jam-jam parce que dama dëkk ak ay waxkat nag ñu lay xaar pour nga torox man ku ma xaar pour nga torox yaay torox ndax dama am ñaanu waajur te yéen a ñëpp jàmm nag man képp ku yor far Cees rek dama laa yéen a jàmm damay jël sama alal sax di la jox mais lii su amee kontaan di féliciter ñëpp di encourager ñi mu ànd ak ndax course rek la mën a doon mais tey laa ne ñëpp xam ne Arafat fas su mën a daw la da ngay toog ak nit sax ñu lay sànni xeer mais fas moom mooy tontul boppam. 3 ans yi jóg nañu Père Matar 3 ans yi jóg nañu maa ngi seen Mam Pamel mu génn ci kanam Mam Pamel moo génn ci kanam deuxième position ki nga xamante ne nii mooy Soda Marème moo fa nekk waaye Assirou ñëw na en troisième position
Assirou ñëw na en troisième position Assirou ñëw na en troisième position ki nga xamante ni nii moo génn ci kanam mooy Mam Pamel génn na Mam Pamel moo nekk en deuxième position ki génn ci kanam noonu mooy ki nga xamante ni nii mooy Soda Marème génn na Pape Ñing moo ko war mi ngi nii tollu virage Alpha Ndiaye ñoom ñaar ñoo bokk benn écurie bu ñu jugee Permatar. Soda Marème génn na ñaari kasaag yi ne ci kanam ñoo nuroo benn lañu léegi nag ki nga xam ne moo ñëw mooy Lougaloo numéro 11 Lougaloo génn na dóor nañ ko ñetti cravache mu dem teet waaye nag Lougaloo Soda Marème Mam Pamel Lougaloo Soda Marème Mam Pamel seet bu Naama Diop moo ko moom seet bu Ogga Diouf ñëw na troisième position seet ñëw na deuxième position léegi waaye ba tey Béti Madior mi ngi ci seen biir kooku góor gi Iba Kole Baawo moo ko jënd feesay ko kóllëre wala feddale ko kóllëre ak ki nga xam ne mooy Béti Puy di soxna ci Madior bu naña góor gi Iba Kole Baawo yal na ko yàlla yërëm ba tey maam Cheikh ki nga xam ne moo génn mooy Lougaloo génn na Cheikh Mbacke Baawo moo ko moom Lougaloo moo génn Lougaloo la reine de Saba Lougaloo la reine de Saba Baye Bara Diène Lougaloo la reine de Saba Baye Bara Diène ñu ngi nii di tourner ci 200 mètres bi Lougaloo la reine de Saba Lougaloo moog Rayane ñoo bokk ndey ak baay Lougaloo la reine de Saba Lougaloo la reine de Saba Lougaloo xale baa ngi gestu la reine de Saba Lougaloo premier Lougaloo deuxième la reine de Saba troisième numéro 1 Eliman Roberto Aitureyson Royal Charger Ñerko yaayam nekk doomu Kamiani Bering architecture ni Siebert dan compete native danseur kooku mooy Lougaloo bu Cheikh Mbacke Baawo écurie Lamba Faar jóg nañu maa ngi seen El Capo génn na géeñ la mi ngi jóge écurie Lamba Faar Fallou Diop moo ko war waaye maa ngi seen deuxième position ki nga xamante ni nii mooy Laurado troisième position Linguère Magat moo fa nekk ki génn ci kanam nii mooy ki nga xamante ni nii mooy El Capo doomu Honor and Bliss la di sëtu Isaac Honor ñu ngi doon tollu virage tollu Touba gi El Capo génn na Omar Bawa Junior moo ko moom El Capo génn na deuxième position ki nga xamante ni nii mooy Ndigal moo fa nekk Ndigal ñëw na en deuxième position Ndigal ñëw na El Capo génn na El Capo ci ligne bi Ndigal en deuxième position El Capo Honor and Bliss ay guest Honor Kenmar Kalamun Zedan Grisoroven Nasrullah Ndigal moo nekk deuxième position waaye dafa daw triple aras mel ni dafa nar a saviré sax ak xale bi kon Ndigal ay xelam yàqu na ndax dafa saviré ak xale bi waaye ba tey maam Cheikh ki nga xam ne moo génn mooy El Capo Baraka ñëw na. waaw Père Matar deuxième position ki nga xamante ni nii mooy Baraka 2 mu ñëw en deuxième position waaye maa ngi seen Linguère Yacine maa ngi seen Laurado ñëw na en deuxième position ànd ak ki nga xamante ni nii mooy Baraka 2 ba tey ki génn ci kanam nii nag mooy El Capo génn na El Capo moo génn El Capo génn na Fallou Diop moo ko war mi ngi jóge écurie Lamba Faar bu Omar Bawa Junior El Capo génn na monté par le jockey Fallou Diop El Capo deuxième position ki nga xamante ni mooy Baraka 2 moo fa ne ñu ngi noonu ci 200 mètres bi El Capo raw na deuxième Abdourahim troisième numéro 7 Karim El Capo moo raw El Capo Honor and Bliss mooy baayam Honor and Bliss ay guest Honor Kenmar
Kalamun Zedan Grisoroven Nasrullah Omar Bawo Junior moo ko moom Moustapha Hachem moo ko jënd Daara Jolof ñëw fii dawal ko jaay ko Omar Bawo Junior mu ci def yi jaloore Omar Bawo nag toll na foo nga xam ne fii mu ne nii aka naqaree rawanteel Omar lan nga sentir ci El Capo ak dugg gi mu dugg sa loxo. Matar maa ngi lay nuyu di leen sant di nuyu waa RTS parce que ci jéego yi ñuy dox ci course hippique au Sénégal ak liggéey bu rafet bi ñuy def donc comme ni nga ko waxee ñu ngi sant yàlla ci fas bi ñu jagleel mu El Capo. El Capo nag sama frère sama xarit sama doomu ndey Moustapha Hachem moo ko jënd Daara Jolof dawal ko ren mu am premier course mu def premier course am mu raw mu yëkkati ko jox ma ko ci xol bu sedd guy et c'est pas la première fois mooy jox fas ndax fas bi ñuy wax mbaa ngoone moo ma ko joxoon fas bu ñuy wax del teew moo ma ko joxoon donc jox na yàgg na maa jox fas ma ko ciy sant donc moo tax victoire yëpp ma koy jagleel muy nag fasu course wax dëgg yàlla ku ko gis temps bi muy def ak temps bi naaw koy di def ku ko gis xam ni fas mën a daw la macha allah di ñaan yàlla lafal ko cet et yàlla may ko yeneen victoire waaw loolu moom. ci kaw loolu en tant que premier vice-président chargé des finances bu CNG course hippique ngeen war a vraiment infrastructure yi ku ne xam na ni sooxe na fan ngeen toll ci wàllu hippodrome national wala réfection yeneen hippodrome. comme ni nga ko waxee ñun le CNG on a été nommé les membres du CNG ont été nommés par un arrêté ministériel bi nga xamante ni le ministre Matar Ba moo ñu fi teg ñun ñi ñëpp ak tous les vice-présidents tous les présidents de commission et tous les membres benn arrêté moo ñu nommé donc c'est une équipe collégiale ñun ñëpp ku ci nekk am lu ñu la jagleel pour nga def ko pour la bonne marche des courses hippiques au Sénégal comme ni ma ko yàgg a waxee doo dee xool élevage bi dafa raw course daf ko raw ci au niveau des infrastructures parce que du fekkee infrastructure la ñuy wax infrastructure hippodrome municipal Ndiaw Macodou Diop bu Thiès bi moo ci benn infrastructure rek bu ñu mën a dawalee te dañu waa am ay infrastructure moderne digne de leur nom loolu ci tànk yooyu lañ nekk donc ci yooyu lañ nekk di ko wax keek président Khatim gis nga biñu demee LONASE yaa nga fa woon ak yeneen chaîne de télévision ak yeneen journalistes yi wax na ci donc le président de la République son excellence Macky Sall moo ñu ko promettre de lu mu ñu promettre dina ko def ndax ñun ak moom yàgg nañu. waaw Père Matar ki nga xamante ne nii moo génn ci kanam mooy Lat Fatim génn na en deuxième position ki nga xamante ne nii moo fa nekk mooy ki nga xamante ni mooy Ndiouga Fall waaye maa ngi seen ki nga xamante ne mooy Amine moo jiital fas yi Lat Fatim génn na mu jege écurie bi nga xamante ne mooy écurie Lamba Far bu Omar Bawo Junior Fallou Diop moo war ki nga xamante ne nii mooy Lat Fatim doomu Sayaman Force la di sotubul Air Force waaye ki nga xamante ne nii mooy Ndiouga Fall maa ngi koy seen mu nekk en deuxième position waaye maa ngi gis Maxa Fall triple aras Pam ñi ngi moo ko war Amine moo jiital fas yi jamono moo ñëw en cinquième position daal maintenant ki nga xamante ne nii nag moo génn mooy Lat Fatim takkaat na waaye dawal nañu ki nga xamante ne nii mooy Maxa Fall dawal nañu ki nga xamante ne nii mooy Ndiouga Fall dawal nañu ki nga xamante ne nii ca dëgg-dëgg mooy ki nga xamante ni mooy jamono ñëw na Maxa moo génn Maxa Fall Ndiouga Fall maa ngi seen jamono en troisième position en quatrième position ki nga xamante ne nii moo fa nekk mooy Amine doomu ki nga xamante ne nii mooy Amine moo ñëw en quatrième position maintenant en troisième position Amine ñëw na en troisième position Maxa génn na Maxa Fall génn na doomu Selfinias Pays la ak Jama Cissé Pape ñi ngi moo ko war mi ngi noonu toll fi nga xamante ne nii mooy virage Alpha Ndiaye wi Maxa Fall saxal dem ci waa Réuni waaye ki nga xamante ne nii mooy Ndiouga Fall moo ñëw en deuxième position en troisième position jamono moo fa ne Maxa Fall doomu Jama Cissé Maxa Fall surtout Abou Sofiane bi Maxa Fall ñëw na ki nga xamante ne nii mooy Lat Fatim ñëw na Lat Fatim deuxième ki nga xamante ni Ndiouga Fall ñëw na Ndiouga Fall dikk na troisième ki nga xamante ni mooy Lat Fatim quatrième Amine cinquième ki nga xamante ni mooy jamono sixième Dalinkoor noonu la rawante bi tëddee Maxa Fall moo raw groupe B bi jot nañu maa ngi seen ki nga xamante ni nii mooy laaw moo lu ñu ci kanam dooke bi ko war mooy Modou Ndiaye Gadiaga ma jóg jërëjëf maam Cheikh gars yi jóg nañu
xam nga laaw moom cheval de vitesse la moom la ñu door mu génn. Deuxième position gis naa Léon Di Bayouf moo fa nekk. Troisième position Bel moo fa nekk monté par Ousmane Ka ala Accu waaye ba léegi laaw moo génn bu professeur Sakhir Thiam gis naa Bel léegi def avancement ñëw deuxième position. Troisième position Léon Di Bayouf moo fa nekk léegi. dolli mi maaloon gis naa ko moom it daw na dugg ci biir fas yi ñu ngi noonu di ñëw ci tournalu Golori Couture jëm si li nga xamante ni si moom mooy 200 mètres bi wante ba léegi laaw moo génn deuxième position nekk Bel troisième position Léon Di Bayouf. waaw ma jóg laaw génn na doomu Tiboté la ak Jama Cissé mook Maxa Fall mi raw léegi ci groupe 1 bi ñoo bokk benn yaay Jama Cissé mooy seen yaay Abo Sofiane mooy seen maam waaye maa ngi seen ki nga xamante ni nii mooy Bel bu Abdou Khadir Mbaye doomu Warxons la Warxons Galileo Sadaswel Nozan Danseur maa ngi seen ki nga xamante ni nii mooy Dolli mooy jiital fas yi waaye laaw génn na mi ngi jóge écurie professeur Sakhir Thiam ki nga xamante ne moo ko war mooy Modou Ndiaye Gadiaga ma jóg. ba léegi laaw moo génn en deuxième position Bel moo fa nekk troisième position ba tey ki nga xamante ni mooy Léon Di Bayouf moo fa nekk. wante léegi ki nga xamante ni si moom mooy Bel ñëw na ci kaw laaw bañ na troisième position Léon Di Bayouf quatrième position Dolli moo fa nekk léegi gis naa Black Mata dawal nañu ko mu ñëw en quatrième position wante léegi ki nga xamante ni si mooy laaw moo génn ba léegi deuxième position Bel moo fa nekk. waaw ma jóob ñi ngi noonu tollu Touba gi laaw génn na laaw moo génn deuxième position ki nga xamante ni nii mooy Marie Pierre. noonu naa la doomu Warxons la waaye troisième position ki nga xamante ne ni mooy Léon Di Bayouf doomu Léon Di Sassonia la di sëtu Altieri Madiop. Mame Cheikh laawa ngi nii di signé li nga xamante ni moom mooy sa première victoire ci li nga xamante ni moom mooy groupe 2 bi ñu nekk 7 partants laaw bu professeur Sakhir Thiam laaw bu équipe réunie laaw bu Mame Cheikh laaw bu Bokar laaw bu ki nga xamante ni si moom mooy Massé Gadiaga laaw raw na mu takk numéro 7 deuxième nekk ki nga xamante ni mooy Bel troisième diggante Black Mata ak Dolli troisième Black Mata quatrième Dolli cinquième nekk Linguère Tening sixième bi nekk Léon Di Bayouf gis nga ki nga xamante ni si mooy laaw Mame Cheikh raw na ci 1650 mètres mu nekk victoire boo xam ni depuis daaw ñu ngi koy xaar ci moom tey mu ñëw signé ko ci li nga xamante ni moom mooy distance boo xam ni daw na ko daaw ñu raw ko ci mu daw ko ren ñu raw ko ci wante bi mu ko dawee tey ci li nga xamante ni moom mooy 13e journée bi mu raw ko ci anam boo xamante ni anam bu mucc ayib la deuxième bi nekk ki nga xamante ni si mooy Bel nekk doomu Warxos moom it daw na fi dawaat fi ñu ko doon xaar ci beneen distance bu bokkut ak bii mu ñëw raw li nga xamante ni moom. ma jóob li ci gën a neex mooy laaw ak Jama Cissé ñoo bokk benn yaay Tiboté di baayam. mbokku téléspectateurs yi ñoo ko gisandoo journée bi jeex na tey 13e journée ki nga xam ne moo ko clôturé mooy laaw nag doomu Jama Cissé la Jama Cissé nekk doomu Abou Sofiane waaye laaw moog Maxa Fall bi nga xam ne moo raw groupe 1 bi tey ñoom ñaar ñoo bokk benn ndey moom Tiboté di baayam Maxa Fall seen Fignas Bey di baayam ma àndoon ci nag ak sama ñaari doom yi muy Mame Cheikh Diaw ak Madiop Ba di ay xale yoo nga xam ni ñoom it ñu ngi topp fas yi ñu ñaan bu ëllëgee bu léppi course awee yoon ñoom ñii ñu am ci ab cër ndax àdduna kenn mënu koo ñedd te gune loo gis mu koy jëm xamal ni loolu am na avenir kon yéen ñaar maa ngi leen di féliciter bu baax a baax di ñaan yàlla ñu dajewaat fi beneen dimanche ak yeneeni fas ak yeneeni programme jërë ngeen jëf